télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu juróom-ñaari waxtu fegg na fanweeri minute bisimila ci xibaaru timis yi la ci gën a fës moo di kuréel gi di coalition du peuple doxub ñaxtu bi ñu bëggoon a amal tey ji ña ko doon organiser ñu bari ci ñoom ca police la ñu mujj ku ci mel ne ki di Dame Mbodj ak Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci xurum xaq ak juróom-ñett ci fukk ak juróom-ñett ci ñoom kon ñi nga commissariat central bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci kàdduy leeral yu bàyyi ko seen avocat maître Khoureychi Ba liñ leen di toppee moo di bokk ci ndaje moo xamante ne ji kon dañu koy aaye ci mbedd loolee lañ leen di toppee leneen ci wàllu xibaar dina bokk ci coronavirus yi feebar bi tolluwaay gi ci réew mi juróom-ñetti doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ñaari téeméeri doomi aadama ak ñaar fukk ak ñeent yu corona yu yees am ci ñàkk yi ñuy ñàkk ngir aar ci coronavirus gi ministre de la république ba woon di maître Oumar Youm di xamle ne moom yooyu la ñàkk da koy jéggale ba jëmmi jamono ndax am na ñu ko gën a soxla ñooñee lay bàyyi kon ñu daal di koy jël ci jamono jooju diwaanu Kees tàmbali nañu fa campagne bi jëm ci ñàkk askan wa ngir aar leen ci woppi coronavirus ji lu toll ci ñeenti téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñeenti dose moom la ñu fa yóbbu ngir ñàkk ci ñi nga xamante ne ñoom la yëf ya soxal Fatick it muy kilifa diine kilifa aada kilifa àdduna ñëpp a taxaw doon bon dank booloo ngir campagne bi nga xam ne bëgg nañu ko ndam la ñu ciy séentu ci campagne bi jëm ci ñàkk yi ñu daal di koy am jur gi ab xontam di gën di yokku njëgg ca diwaanu Pikine la ñu ko seetlu ñi nga xamante ne ji ñoo di borom jur yi di éleveurs yi nekk ci coonaaki jafe-jafe ngir mën a am xont bu ñu dundalee seenug jur ana la koy yokk des na ci dégg it kàddu leeral yu bàyyi ko ci directeur commerce intérieur dina ko indi ci biir xibaaru timis yi moom Oumar Diallo tukki bi ñuy def diwaanu Casamance tey jii danañu ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop takkoon ca diwaanu Jembereng mu di barab boo xamante ne ji barab la bu ñu miin ciw tur askan wa fay dund ñoom la leen sonal jamono ji togg leen fitna moo di géej gi nga xamante ne ji moo ngi taañaañal wutali dëkkuwaay dem ba nar a nangu seen kër yi mooy li leen sonal tax ñu bëgg ci ay matuwaay loolee Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop dinañu ci indil ay leeral mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxeerlu ñu faram fàccee leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias Abdou Karim Gueye xurum xaq ak Dame Mbodj ña nga ca police bu police centrale la leen fa yóbbu moo di dafa am benn dox bu ñu bëggoon a amal tey jii kuréel gi di coalition du peuple amaloon ko ñu ko doon aaye loolee kon lañ leen jàppee muy ñoom ñaar ak yeneen fukki doomi aadama ak juróom-ñett maître Khoureychi Ba di avocat ñaar ñooñu di xam ne liñ leen di toppee daal moo di bokk ci dajaloo boo xamante ne ji ci voie publique bi lañ ko defee ba noppi bokk ci manifestation goo xamante ne ji dañu koy aaye ci jamonoy rassemblement ju ñuy aaye loolee lañ leen di toppe ba tax kon ñu daal di leen di teg loxo ni ma ko waxee sànq jamono ji ñu nga fële kon ca commissariat central bu Ndakaaru ñu tëye ñooñu Ousmane Sonko yi nga xamante ne ji kon ñoom it tëye nañu leen assemblée nationale bi wax ci mbirum immunité parlementaire Ousmane Sonko keroog ajjuma ba daal di ko koy dindi ak jafe-jafe yi nga xamante ne ji am na ci ñii di askanu Sénégal joxe nañu ci seen xalaat li ñuy bañ moo di turbale ordre public bi ba mu indi salfaañoo ci réew mi tax nag ñuy sàkk ñu jël ci matuwaay ndax fitna jég ni mu mel jamono ji ci dëkk bi jéggi na dayu reportage Abi Faye Hamadou Ba. kaaraange gu wóor lañu teg fii ci place de l'indépendance waaye takku der yi fépp lañu taxaw ci barab bile waral na itam jamono ji ñi ngay jël di tëj ñi nga xam ne mën nañ jàpp ne ay opposants lañ moo xam Assane Diouf Clédor Sène Guy Marius Sagna ci ñooñee itam Dame Mbodj ak Karim Xurum Xaq ñoom ñi teg nañ leen ci lile ñu bëri di ñaawlu. waaw am nañ droit manifester wu parce que en 2012 bi mu ñëwee pour jël réew bi fekk fi Wade dafa manifester wu yëngu yi fii gënoon na tàng nii sax nag yëngu nañ et tout ça pour jox ko réew mi donc xale yi am nañ droit tey jii manifester wu génnee li nga xamante ni moo nekk seen xol li leen métti. public waaw situation fu mu toll ni moom mën naa ne lépp ci politique la nekk parce que manifestation c'est un droit bu nga xam ne ci constitution bi la bokk donc tey war ñu mën a tere benn citoyen mu bañ a manifester wu. leneen la nga xamante nit ñoom metti na leen ci seen xol moo di jamono ji nga xamante nit seen activité ma ngay gëll góose ci teewaayu way takku der yi waral na ñuy ñaax askanuk Sénégal rek ñu wéyee ndigal yi nga xamante nit nguur gi tëral na ko. may xel du dal déjà bi may xëy si rek fa laa jaar mais sama fit toogul maa ngi tourné fu nekk ma gis fa oto gis fa homme de tenue. may liggéey sama liggéey déjà man dama ragal police bi ma wàccee ci oto bi gis leen dama teggi jaar beneen côté
am na ñoo xam ne sax danaan la bul jaar côté bi jaaral côté bële je trouve ça pas normal moom vraiment. l'état wu Sénégal jamono ji mi ngi xool ana nan rek lay gën a tënkee lépp ngir dara bañ a yëngu loolee di xalaatuk chauffeur gi ba tey itam moom mu ne jàmm daal ci la lépp xaj. waaye réew balaa jàmm di am tamit ñu ngi ñu jiite tamit na ñuy dox si jàmm ak salaam si la ñëpp xaj ndax jàmm buy am le xel yi day dal mais jàmm bu amul réew mi fu ñu jëm ñun suñu secteur bi yaakaaroon lu marmet bi lu ñu daw joxe ko marmet ba suñu soxna ya ñuy xaar. li ñu duppee état de gestion des catastrophes sanitaires moom la ñu nekk benn ci ay yëngute moom mii di sous-préfet bu Dakar Plateau ne du ko nangu benn yoon moo xam marche la wala ay manifestation Karim Xurum Xaq ak ki nga xam ne moo di Dame Mbodj ñoom la ñuy risqué rek moo di ñu yóbbu leen ca parquet ba ca loolee lañ leen di toppee rek moo di trouble à l'ordre public ak tamit di salfaañe kaaraangeeg réew mi. juróom-ñetti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ci coronavirus bi ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti cas corona yu yees it feeñ na fi leerali docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention doon it porte-parole du ministère de la santé. ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak fukki test yi ñu def ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñaar. cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam bu jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak ñaar ñi nga xam ne ñooñu lañ tuddee communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll. ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent si malade yi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi am nañu tan dinañu génn tey bi si yàlla àndee. juróom fukki malade ñoo nekk réanimation juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñeent ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-benn téeméer ak fukk ak benn wér nañ si juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci loxo docteur yi ak ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci service hôpital yi ci bi campagne vaccination mooy ñàkk bi mu tàmbalee ci Sénégal ba léegi jot nañu am ñaar fukki junni ak ñett ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkku yi ni mu waree ci ñàkk yooyee ñuy ñàkk askan wi ngir aar leen ci coronavirus bi maître Oumar Youm ne woon ni jamono ministre de la république nee na moom du bokk ci ñi ñàkku jamono ji li tax nag moo di daal gis na ne am na ñoo xamante ne ji ñoom ñoo gën a yeyoo ñàkk yi ñoo ko gën a yittewoo te ñàkk yi matalewul dañ koy jox ñooñee ba pare ñoom suñuy ñàkku soog di ñàkku mu dee kàddu yoo xamante ne mi ngi ko yëkkati ci teewaayu Abdourahmane Diallo. ginnaaw bi ko médecin chef bu Thiadiaye wooloo ci jeudi bi ngir invité ko mu fekkee campagne vaccination bi maire Thiadiaye di Oumar Youm dafa bañ a ñëw ki fi nekkoon jëwriñ bi yor wàllum infrastructure dafa bañ a vacciné wu Oumar Youm di xamle ni boo gisee mu def li ni mel dafa fekk ñëpp dañu war a tolloo ci vaccin yi waaye tamit xelam mayu ko mu def yenn yi loolu nag mu ngi koy xamle ci page Facebook am ndax dafa jàpp ni vaccin yi waruñu koo jagleel ñi nga xam ne ñooy borom daraja yi warul doon mbir mi nga xam ne day féewale askan wi ba nga xam ni dinañu xàmmee ku am wala ku ñàkk ku ñu fal wala ku fal ñuy nguuru ak ñu nguuruwul ki fi nekkoon directeur de cabinet njiitu réew mi Macky Sall di xamle ni 200 junni vaccin yi dañ ko war a jaarale ci yoon jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo ci ñooñu ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ñi nga xam ne dañu jëm mag ak ñenn ñi nga xam ne dafa am ay feebar yu leen jot waaye kàddu yi wute ak jamono ji nga xam ne mu ngi woon ci nguur gi ndax jamono jooju lépp lu nguur gi woote ci wàllum sensibilisation Oumar Youm mooy jiite jàng yi tey jii nag nee na day xaarandi ba ñëpp war a vacciné wu moom it mu daal di def li ni mel loolu nag lenn waralu ko lu dul dafa bëgg ñëpp tolloo ci mbir yi.
campagne boobee jëm ci ñàkk askan wi ngir aar leen ci mbas mi door nañu ko ca diwaanu Kees yéene ji moo di ñàkk lu toll ci 400 junni ak ñeent fukk ak ñeenti doomi aadama lu aju ci nañu ko doxalee nag moo di ñi ciy jiitu daal bokk na ci mag ñi nga xamante ne ji seen i at dafa romb juróom benn fukk bokk na it ci fajkat yi ñu xayma leen ci fukki junni loole ñii di kilifa diine kilifa aada yi sàkku nañu ci askan wi yëpp ñu àndandoo dem ñàkku ji Cheikh Anta Diop ciy leeral. bu mag bi ci gouvernance lañu ko defee ñi nga xamante ne ay mag lañu ak ñenn ci ay kilifa jëkk ci ñoom ngir ñàkk leen gouverneur bu Thiès nag rafetlu lu nu mel. di wax nit ñi ne ñu góorgóorlu aussi parce que vaccination bi moo ñuy may ñu delluwaat normal marché yu ubbi nañu waroon ubbee jakataay daw nañu waroon dawee transport bi circulé la war a circulé activité économique mën a reprendre nañu war a mën a reprendre suñu bëggee loolu il faut que ñu vacciner. kilifa politique yi kilifa diine yi ñëpp dikkoon tey jii ci gouvernance ku ci nekk nag sàkku na ci askan wi ñu dem ñàkku ji. bi dafa digle ne li kulli daa in dawa fa tadaawu mu ne feebar bu nekk am na paj mu ne nag na ngeen faju lii nga xam ne nag dañoo dajaloo fii faju la. dañuy ñaax population yi ñu bokk ci li nga xam ne mooy vaccination bi ñëw ñàkku ku la nag na ñàkkul sa wérgu yaram la bëgg te jàpp naa ne wérgu yaram mooy loo xamante ni li olof Njaay di wax bala nga ne naam ne fa. ministère bi mu ngi accompagner campagne nationale de vaccination bi ndax président de la république dafa waxoon dañu def une plateforme numérique bu am solo kuy vacciné wu ñëpp la ñuy am ci plateforme bi di leen suivre ak yooyu yëpp donc loolu lépp am na solo defe naa ni tey numérique bi mu ngi ci xolu également santé bi ñu ngi accompagner la santé. Sénégalais ñàkku leen ngir ñu mucc ci mbas mi ku ne dellu ci farataam ak sagoom. kilifa yi ngànk nag wàllu wér-gu-yaram fii ci diwaanu Thiès ne nag na ñëpp jóg nag fexe nag waxtaan ak ñi nga xamante ne dañoo bañ a ñàkku ngir ñoom ñëpp ñu bokk ci campagne bi ñàkku. téeméer ak juróom benn fukki junniy doomi aadama mooy li ñu am yéene ñàkk leen ci diwaanu Fatick ña nga cay dox bu baax nag ngir loolee mën a antu muy kilifa diine yi di kilifa aada yaa kilifa àdduna yi kenn ku nekk yaa nga cay jàpp na nga ma ne Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. benn waaye takku der yi chef de service yi autorité administrative yi ak politique yi ñoom ñëpp ku ci nekk jël nga dose bi loolu nag dañ ko def ngir wan exemple bu baax ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi dëkkee ci département bu Foundiougne ndaxte foofee ca gox ba li ñu jot a am ci ay kaawu Covid 19 ci deuxième vague bi dafa bëri moo tax nag ñoom ñu jàpp ne nangu ñu vacciner la ab acte citoyen la. ñuy ñaan rek askan wi yëpp jóg taxaw fas yéene ñëw vacciné wu ndax jamono ji ñu toll mbas mi dafa salfaañe koom-koomu réew mi waaye dafa salfaañe aadaay réew mi waaye dafa salfaañe dundu réew mi kon loolu rek war na tax tey bépp Sénégalais fu mu nekk war na taxaw ci xeex mbas mi mu génn fi. ci département bu Fatick rawatina ci biir arrondissement bu Niakhar lancé nañ fa officiellement li nga xam ni moom moo di campagne de vaccination bi autorités yi nag di wax ni sensibilisation gi dañ ko war a gën a taral ci dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci kaw gi. ñun ñëpp fii à Niakhar ñu ngi mobiliser wu pour que véritablement suñu population yi ñoom defi vaccin bi lii nag du sunguf lii du reen lii du mocc mënu ci dara. foofee ca Ñaaxaar nag kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wérgu yaram gi seen mëbët mooy vacciner lu ëpp 90% ci askan wi. dinañu def ay émission rajo pour toucher le plus grand nombre de la population su weesoo loolu tamit du tere dinañ def ay caravane de sensibilisation ñu xam vaccin bi ñu surtout ñu may leen kàddu ñu mën a laajte di ko. vaccin bi nag naam teew na waaye du tere nit ñi war a gën a fonk di respecter li nga xam ni moom moo di geste barrière yi. maanaam ñàkk wi taxul ñu bàyyi yeneen yi nga xam ne doon nañ ko def dañu ñàkk gaa mais danañ continuer waat di takkaat masque yi danañ continuer waat di raxasu danañ continuer waat di respecter les mesures barrières danañ continuer waat donc di moytu yenn mbooloo yi donc mesures barrières yooyu fi nekkoon ñàkk bi ñëwul pour remplacer leen dafa ñëw pour àndaat ak ñoom. ci xayma nag nee ñu fii léegi at bi di jeex ci région bu Fatick fas yéene nañoo vacciner lu tolloog 160 000 personnes. waxtaanee jur gi ak borom jur yi mu di éleveurs yi ak jaaxle gi ñu nekk jamono ji li indi jaaxle gi mooy dañoo gis ne xontub jur gi njëgg dafa yokk lu mu gàtt ñaar téeméer lu teg yokku na ci loole nag moo leen indil ay jafe-jafe nee nañu li ko sabab du ci Sénégal rek waaye fépp la reportage ca banlieue bu Ndakaaru Salif Sow As Malick Diop. njëgub aliment bi ñuy dundalee jur yi lee daa yokk guddi yi bu néewee ba néew di nga ci teg 1000 francs yu jëm kaw ci saaku juróom fukk kilo bi yarkot yi ganaar yi ñoom ñooy ñi njëkk tëgg seenub gémmiñ yuuxu wàllu. nii ñu ngi ñuy wax 15000 ñi naan 15750 doo xam prix daal dafa varié. jar sa ginaar ba mënatoo ko jaay à 3000 francs
nga koy jaay à 2000 wala 1900 wala ay 1800 di ko wanteer noonu xam nga ak Covid bi nii hôtel yeeg ñëpp tëj jaaykat sànni si timis ñu dem fatu ji da ngay ree ba tas quoi. Maysa moom ay xar lay yar guddi yi mu ngi gis bëccëg biddiw ndaxte ba njëgu aliment bi yokkoo ba léegi moom Maysa léegi daa sax soppeeku ni temps yi yàggee nañ doon def la delluwaat ngir mën a dundali juróom. affaire yooyu noonu yëpp dañ ko wàññi sinon dañuy dem ville suñ demee ville dañuy jënd ji ñambi yeeg carotte yeeg yooyu noonu comme bu njëkk ni nga daan defee noonu rek lañ koy defee ni instant bi nii kii xëdd la dijee waaw di doomu bénis doomu Saalum. jaaykatu aliment de bétail bi moom nee na nag am na feemam léegi dootul jaayati en gros day dajj saako bi di ko peese ndax client yi bañ a daw. aliment bi gars yi ñu ngi wax prix bu cher boo xamante ne nii vraiment mënatuñ ko jaay détail quoi détail rek nga ko mën a jaay dootuloo mën a jaay par sac dafa cher trop. gouvernement bi ci wàllam nee na njëg bu aliment bétail bi la yokk moom mënu ci dara ndaxte nee na lañ koy defaree bitim réew la njëg la yokkoo ci jamonoy mbas mi. ci woowile wàll directeur commerce intérieur di Omar Diallo andi na ci ay leeral ñu teewlu ko moom directeur commerce intérieur Omar Diallo. bu fekkee ni aliment de bétail bi la de volaille bi fi nga xam ne ne dañu ne woon dañ ciy teg ñetti téeméer finalement dañ ko bàyyi ñu teg ci téeméer ak juróom fukk fi nga xamante ni dañu waxoon dañ ciy teg téeméer ak juróom fukk muy aliment de bétail bi ñu ne léegi dañu koy wàññi def ko juróom benn fukki dërëm. donc ñaari prix yi aliment de volaille bi léegi téeméer ak juróom fukk la ñu teg ci prix bi aliment de bétail bi juróom benn fukki dërëm la ñu teg ci prix bi loolu mooy consensus bi ñu d'accord entre ñun ministère du commerce ministère de l'élevage provendiers yi ak ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi nekk ci biir aviculture bi ak aliment de bétail bi. prix blé bu yokkoo dafay am impact ci prix yu farine te prix farine bu yokkoo aussi dafay am impact ci prix yu mburu bi état bi toog xool ñu waxtaan ak ministères yi xool ak sunu naataangoo yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ministère des finances ñu ne léegi nañu jéem a seet ci TVA bi blé bi naka la ñuy def pour wàññi ko donc ñu ne léegi bu ñu wàññee maanaam 12 points maanaam jëlee TVA bi sur la production de la farine ñu jëlee ko 18% yóbbu ko 6% non seulement prix farine bi du yokku mais dinañ si mën a am sax as tuut loo xam ne dañ ciy wàññi pour que boulanger yi mën ci gis seen bopp. ci kaw loolu la ñu am wàññeeku TVA bi état président de la république accordé ko. tukki bi ñuy def ànd ko Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci diwaanu Casamance tey jii dañuy takk Jembereng dëkk la boo xam ne liñ koy faral di dégg bari na dëkk la boo xam ne neex na ci dëkkuwaay waaye ñenn ci askan wa foofee la leen sonal jamono ji moo di géej gay avancé wutal seen dëkkuwaay coronavirus bi dee su ko fa dégg baa boog amagu fa waaye la fa am te sonal leen daal moo di l'avancée de la mer ku leen ci wutal ay pexe nee nañu ñu jël reportage foofee ca Jembereng Chérif Diop Younous Diatta. ñu sori lool coow yi am ci dëkk yu mag yi Jembereng dina neex képp ku gàncax soxal ak histoire Jembereng di gox bu regroupé 6 villages ñu leen di woowee peuple awat fii joola kuwataay lañu fi làkk muy joola bu gën a diis ay garab yu yéeme ci àll bu feex di lu ñu mën a ràññee fii ci Jembereng ci atum 1845 wax nañu ni El Hadj Omar Foutiyou Tall ñëwoon na Jembereng teen bi moom moo ko fa gas boobu ba léegi bërëb bi nit ñi dañu fiy ñëw di barkeelu. bi mbas mi tàmbalee ba léegi nag cas de coronavirus amul Jembereng. fii Jembereng wax dëgg yàlla macha allah mosuñu am cas dañuy dem di sensibiliser jël caravane bi di dox. dina nit ñi ñu feebar na ñu ñëw hôpital. ndéem kenn feebarul fii ci Jembereng ci coronavirus bi waaye ci wàllum koom-koom dëkk bi yëg na ko bu baax. ñun dañuy yëngu ci affaire tourisme bi la ñuy yëngu gis nga ni sama restaurant bi ni mu wéetee nii léegi fu mu nekk ni liggéey bi benn la rek wala nga am client tubaab bi nga xam ne yàggal dina ñëw si yow moom day continuer di ñëw si yow mais fu mu nekk lu bëri la ñu gàllankoor. a ministre ay gunan ni
li ma leen mën a wax rek mooy nguur gi dafa war a jàppale Jembereng ndax nag bu weesoo liggéeyu tool yi ñun jardinage bi dong la ñu am di ci fortaatu ay légumes yoo xam ne dañu koy jaayaat club méditerranée bu Cap Skirring bu ñu jaayee ci la ñuy jël faj suñuy soxla waaye tamit faj suñuy soxla doom yi nga xam ne dañuy jàngi kon dañuy yeesalaat rek woote wallu gi jëmale ci nguur gi ngir ñu xool nu ñu fexee def seen kéemtalaay kattan ba mën a suqali tourisme bi rawatina ci gox bi ñu ne. Sénégal yogunan te de keroon surtout yogunan bi ñi bu tabu ni. waaye dafa mel ni Jembereng li leen gën a sonal du mbas mi fii géej gi avancé tiital na leen bu baax suuf su bari géej gi nangu na ko xorom si itam tax na ba suuf soosee mënatuñu koo bay. érosion côtière bi sonal nañu trop parce que suñu géej gi dafa suuf la du xeer donc ndox bi bu ñëwee day dóor si dune yi day daaneel filao yi. ndaw yi dëkk bi ak seen association Urok Juwaat defoon nañu daaw benn campagne de reboisement de filao waaye moyens yu gën a rëy la ñu soxla ngir arrêter vague yi. mu toll nii peut-être ñaan état mu ñëw ak seen partenariat bilatéraux yi pour ñu mun ñu jàppale ñu mun a def ay brise vague si biir géej gi mun a ralentir vague yi. ci xayma géej gi mi ngi avancé juróomi mètre at bu jot te suñu deful ndànk Jembereng géej gi dina ko nangu fii ak juróom fukki at. bàyyeekoo Jembereng wutali Gap Diop ab dëkk la bu nekk ci diwaanu Bambey waaye dëkk ba ña fa dëkk nee nañu jamono ji dañ leen a fot leen li ko waral mooy liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy amal mu jëm ci tabax tali bu Bambey caytu moo tax dëkk ba dagg nit mënu faa dem nit mënu faa jóge dem feneen Babacar Diouf. ñoo tukki bu normal diggante Gap Diop ak Bambey tabax bi ñu doon tabax yoon wi lëkkale caytu ak Bambey te ñu taxawal liggéey ba moo tax yoon wi kenn mënatu cee jaar digganteem ak Bambey toll ci 20 kilomètres ak juróom-ñett moo tax askan wi di yooxu wàllu. bi liggéey bi tàmbalee léegi nag rëq-rëq yi pour oto ñëw fi moom jafe na trop waaw ndax wax dëgg yàlla léeg-léeg oto sax nga tëdd ba minuit ci guddi ñu woo la téléphone pour nga dimbali ji leen pour génne leen wax dëgg yàlla waaw. oto yu mag yi nag kenn mënatu leen faa gis ndaxte liggéeyu jumaa gi nga xamante ni tàmbaliwaat nañ ko ci Gap Diop ba fii li ci war a dem mënatuñ koo am ndax yoon wu bon. wax dëgg lu problème boobu moom am nañ ko fi mu toll nii camion moom pour mu agsi ci dëkk bi moom problème la léegi. liggéey bi moom loolu rëq-rëq boobu moom mu ngi ci bu baax a baax ndax li ma la wax rek démb comme ni ma la ko waxee oto ciment bi dañoo mujj jël oto bu ndaw xale yi dem di ko décharger di ñëw te xam nga loolu coono bu méttee métti la. askanu Gap Diop li ñuy ñaan mooy ñu yeggali liggéeyu yoon wi nga xamante ni moo jógee Bambey jàpp gaawaan jëm caytu te tamit ñu fexel leen ci aw xàll woo xam ne ni dina dem ba ca seen dëkk ba. waxtaane wàllu tàggat yaram football Ligue 1 fii ci Sénégal juróom-ñeenteelu bëccëg bi football nañu ko Casa Sport dafa duma ñaari tali ñetti bal ci benn AS Pikine moom it duma Mbour Petite Côte ñaari bal ci benn Cheikh Sadibou Diarra. ay jongante yu war a neex ñàkkul ci juróom-ñeenteelu bésu Ligue 1 bi ci dibéer bi ak Teungueth FC ak ASC Jaraaf yi dellu si ginnaaw seen jongante ci Coupe d'Afrique yi Jaraaf moomu moo war a laale ci jongante bi ñëpp di xaar moom mi nekk ci ñeenteeli place bi dafay fekk Génération Foot bi nekk ci ñaareeli place bi jongante bi boole ñaari club yu tegle ñetti ndam jamono ji Jàmbaar bu Saly jiitu ci classement bi dafay fekki Stade de Mbour mi gëj a ñàkk ñeenti bés mi ngi nii mu nar a nekk derby mburuwaa bu am solo AS Douane bi nekk ci ñetteeli place bi dafay fekk US Gorée bi nga xam ni mu ngi wut ñaareeli ndamam bi saison bi dooree ba léegi naka Njàmbur bi dalal Teungueth FC bi nga xam ne jamono ji dafa am jafe-jafe dugal ay but ak am ay ndam Dakar Sacré-Cœur bi am ndam ci bés bu mujj bi dina dalal Cneps Excellence bu Thiès bi jóge ci ndam itam ku ci am ndam dina sori tuuti ñi war a wàcc ci ndorteelu juróom-ñeenteeli bés bi AS Pikine dafa dalal Mbour Petite Côte remonté ko dóor ko ñaari bal ci benn ndam loolu may doomu banlieue yi ñu yéegandi ci bopp classement bi jamono jooju Casa Sport wulli waa ñaari tali mu nekk seen ñaareeli ndam bi saison bi dooree ba nii. mbokk yi foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen 20h xibaar yi na dellu si waat ak Cheikh Tidiane Diaw ci nasaraan yàlla ñu yàlla doole jàmm mbokk yi ñu fanaan jàmm.